neex jàmm neex jàmm neex ñun moom lañu ñaan moom dafa neex Sida neex jàmm neex ñun moom lañu ñaan jàmm rekk ka jara ut ni jara ut ku fi indi ay dangarus kaay leen ñu ànd bokku ndey. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñuy topp ci seen chaîne de télévision Islam TV ñu ngi am mbégte ñëw tey fii ci hôpital Abass Ndao ci cadre sunu santé ngir seet si koo xamante ne ku xarañ la ci domaine am nekk professeur Demba Diédhiou. professeur Demba Diédhiou nekk un agrégé en médecine interne, spécialiste en diabétologie et en endocrinologie nekk enseignant université Cheikh Anta Diop di exercer en tant que médecin fii ci hôpital Abass Ndao. professeur ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum waa Islam TV salaamaaleykum téléspectateur Islam TV salaamaaleykum Sénégal maa ngi leen nuyu di leen sant man maay professeur Demba Diédhiou man maa ñëw tey pour jéem a tasaar xam-xam mbirum diabète pour nit ñi gën ko miin mais aussi nit ñi gën ko xam donc on reste disponible aujourd'hui pour ñu wax ci mbirum diabète. professeur xam nañ ko ñu ngi ci contexte épidémie ak coronavirus ñi ñi seetaan gis nañ ne respecté nañu distance yi nga xamante ne mooy distanciation physique donc mën nañoo dindi masque yi ngir waxtaan bi gën a mën a jàppale. waaw war nañ ko mën a def dès l'instant que respecté nañ ko mais lu ci gënoon rek mooy nañ ko bàyyi mais pour wax bi gën a leer nit ñi gën ñu dégg nañ ko def d'autant plus que émission bi yàggul donc mën nañ ko dindi. alors professeur tey dañoo ñëwoon seet si la ngir waxtaanee feebar boo xamante ne daanaka kenn du ko présenté ci Sénégal tellement feebar bi dafa tasaaroo dafa law dafa bëri ci askan wi ñu koy wax diabète mii ne ko ci feebaru suukar waaye nag dafa jaadu léeg-léeg ñi nga xamante ne ñooy ay spécialiste ñuy jëlee ci ñoom lépp lu information bu jëm ci feebar bu mënti doon donc tey ñun dañuy naan diabète feebaru suukar waaye yéen ñi nga xamante ni yéenay waa kër docteur tey bu ñu leen waxoon ngeen xamal ñu diabète lan mooy diabète. merci pour question bi ci lan mooy diabète comme nu ko tàmbalee diabète mën nañu wax ni feebar boo xam ne suukar bu ëpp la ñun ñëpp suñu yaram am nañu suukar ci suñu yaram suukar boobu mooy tax ñuy yëngatu ñuy xool. ñi am énergie pour yëngal suñu cër yi donc pour nga mën a yëngal say cër da nga soxla suukar pour am énergie mais ci loolu nag am na ci ñoo xam ne seen suukar bi dafa ëpp ci ëpp suukar boobu nag loolu mooy diabète ci loolu nag ci la ñuy génnee ay jumtukaay yoo xam ne yooyu ñooy wone suukar bu ëpp jumtukaay yooyu mooy nga seet sa suukar. seet bi mën nga ko seet ci jëlum deret ci laboratoire mais aussi seet bi mën nga ko xayma ci jëlum deret ci baaraam boobu la ñuy def ci centre de santé bu nekk pharmacie bu nekk ci Sénégal bu ñu la ko jëlee fekk lekkoo ci suba si boobu la ñuy wax glycémie à jeun ba pare sa suukar dépassé 1,26 grammes par décilitre ci ñaari yoon mun nañu wax ni am nga diabète mooy suukar bu ëpp wala ci waxtu bu nekk ñu seet sa suukar bi dépassé 2 grammes par litre fekk ngay tur ndox lu bëri di naan lu bëri di jeex lu bëri boobu la ñuy wax syndrome cardinal mun nañu wax ni da nga am diabète donc bu ma koy résumer diabète mooy feebar boo xam ne suukar bi day ëpp ci sa yaram te naka lay feeñee ci yow mooy ngay saw lu bëri di naan lu bëri di jeex
boo demee seet ci laboratoire yi wala ci pharmacie bi ñu gis ni sa suukar fekk ndekkiwoo lekkoo dara dépassé na 1,26 grammes par litre ci ñaari yoon ou bien jot ngaa lekk ñu seet sa suukar bi dépassé 2 grammes par litre boobu nag mun nañu wax ni yow sa suukar dafa ëpp ci sa yaram te am nga diabète. am na solo docteur kon léeg-léeg di bàyyi xel signes yooyu aussi lu am solo la ndax ñaaree nit ki mën na bañ am réflexe su dem ñu xoolal ko suukaram ci hôpital wala ci pharmacie bi waaye mu seetlu ne moom kat xëy na li muy tuur ndox bëri na li muy naan bëri na li muy lekk bëri na waaye ànd ak loolu yëpp mu ngi jeex donc signes yooyu nit ki bu ko amee automatiquement dafa war a xëy na dem xool li nga xamante ne mooy suukaram. ñun lu ñuy informer population bi mooy ci mbirum santé nit ki da nga war a déglu sa yaram comme nu ngay dégloo sa oto booy dawal comme nu ngay xoolee say njuur ci lan mais aussi yow moom da nga war a déglu sa yaram képp koo xam ne da ngay tuur ndox lu bëri mooy chaque fois booy dem di tuur ndox lu ngay tuur dafay bëri ba pare lu ngay dem aussi dafay bëri rak ci dolli ngay naan lu bëri ba pare malgré la yaa ngi lekk yaa ngi jeex war nga mën a yaakaar ni wala war nga mën a dem jóg dem seeti sa suukar seeti suukar boobu nag dafa war a nekk geste boo xam ne dañ koy di faral di def chaque année même su fekkee dara dellu la surtout boo demee ba dépassé ay yenn âge mooy ñeenti fukk ak ñeent ci at chaque année war nga mën a di dem seeti sa suukar mais seeti bi nag dafa gën a dagan surtout booy yëg dara ci sa yaram mooy lan ngay tuur ndox lu bëri di naan lu bëri ba pare ngay jeex ba pare xamoo lan moo tax ngay jeex. professeur dañ leen di faral dégg ngeen di wax diabète de type 1 diabète de type 2 ku mel ni man nga xamante ne suñu xam-xam xarañeewut ci mbir mi dafa jaadu ñu leerlu lan mooy xaaj yooyu ngeen def ci biir diabète ndax dafa am diabète yu wuute wala benn diabète bi la rek xëy na dafa am ay tuddin yoo xamante ne tudde. waaw ci biirum diabète nag dañu am diabète de type 1 mooy diabète boo xam ne insuline la soxla pour suukar bi normal diabète de type 2 boo xam ne mun na équilibré te nit ki jëlul insuline ak diabète boo xam ne day jàpp suñuy yaay ñoo xam ne dañuy di jël ëmb mais yooyu yëpp ci diabète yooyu ay diabète la cela veut dire ñoom ñëpp seen suukar dafay ëpp dayoo mooy day ëpp ci seen yaram ci biir diabète yooyu comme nu ma ko waxee diabète de type 1 mooy diabète boo xam ne organe bu ñuy wax pancréas xaw ma naka lañ koy waxee ci wolof mooy gàddaam boobu mun nañu wax ni day yàqu te gàddaam boobu nag mooy sécréter insuline buy transformer suñu suukar en énergie pour ñu mun a yëkkati di yëngal suñuy cër yi donc gàddaam boobu bu yàqoo doo amati insuline boo amatul insuline alors que insuline boobu mooy wàccee sa suukar évidemment sa suukar bi day jóg donc diabète de type 1 dafa nekk diabète boo xam ne sa gàddaam bi dafay yàqu ci ay maanaam yoo xam ne ñun ñoo koy yàqal suñuy bopp ak suñuy défenseur gàddaam boobu bu yàqoo doo am insuline boo amul insuline sa suukar bi day jóg lenn rek mooy tax sa suukar bi mën a wàcc mooy da ngay soxla insuline ba faw donc diabète de type 1 buy faral di jàpp xale yi gone yi mooy diabète boo xam ne boo ko amee da ngay soxla insuline ba faw pour sa suukar normal ci loolu moo am. professeur balaa ngaa dem ci beneen diabète bi ñu ñëwaat ci diabète de type 1 boobu da nga wax lu am solo mooy léeg-léeg boobu mooy sonal xale yi donc ñu bëri bu ñu waxee diabète rek ñaaree mag ñi la ñuy xalaat kon dafa mel ni diabète boobu ñi mu gën a sonal mooy ñi nga xamante ni yeggaguñ sax ci âge boo xamante ni jàpp nañ ne seen dundin war na mën a tax feebar boobu gaar leen kon diabète boobu lan moo koy waral. diabète de type 1 dafa nekk loo xam ne diabète comme nu ma ko waxee sa gàddam bi dafay yàqu lu koy yàq ñun si suñu biir yaram dañoo am suñuy soldaar ñoo xam ne ñoom ñoo ñuy aar ci lépp lu ñu mën a attaquer mu nekk ay microbe ay infection ay feebar yu nekk même ay cancer am na suñuy soldaar yoo xam ne yooyu ñooy yàq cellules yu bon yi suñu soldaar yooyu ñoom ñooy ëlbatiku
des fois surtout ci diabète bi di attaquer gàddam bi dañ ci koy jaawale ak agresseur léegi attaqué bu ñu koy attaqué nag boobu la ñuy wax auto-immunité auto mooy ngay gaañ sa bopp auto-immunité boobu nag boobu mooy dem jàpp gàddam bi di koy yàq nànk-nànk yàq nànk-nànk ba bu muy toll ci yàqukaay boo xam ne lu muy sécréter du bëri wala des fois du sécréter dara ci insuline te ñàkk insuline ci nit baaxul comme nu ma la ko waxee insuline dafa nekk loo xam ne lu essentiel ci normaliser ak tax ba suukar bi normal donc boo amul insuline sa suukar bi day jóg te lenn rek mooy mun a tax pour sa suukar wàcc mooy nga ut insuline te comme yow sa insuline amatoo ko parce que sa gàddam bi dafa yàqu boobaa nag boo demee ci këru docteur dañ lay bindal ay piqûre yoo xam ne boo ko jëlee sa suukar dafay normal te tànk yaa ngi koy jël ba pare di koy respecté sa suukar dafay normal ba pare dala du la ci fekk di nga normal di nga am croissance bu normal te comme nu nga ko waxee diabète boobu dafa nekk diabète boo xam ne dañ koy faral di gis ci gone yi des fois sax mun nga juddu am ko mun nga ko am à 10 ans mun nga ko am ba 20 ans ba 25 ans moo tax ñuy wax diabète de type 1 le plus souvent c'est le diabète boo xam ne buy jàpp xale yi. professeur su ma la déggee bu baax diabète boobu kon la koy faj moom mooy piqûre bi mu mel ni piqûre bi nit ki moo koy defal boppam kon bu yàggee ndaxte ginnaaw piqûre la boo xamante ne à vie la te dañ koy def chaque jour su ma déggee bu baax piqûre boobu nit kee koy defal boppam. ñun bu ñu lekkee ñam bu nekk bu ci amee suukar gàddam bi moom mooy organe boo xam ne mooy sécréter insuline booy ndekki booy añ booy reer donc gàddam boobu yàqoo boo añee nga ndekki nga reer chaque repas da ngay dugal suukar ci sa yaram suukar boobu bu jógee insuline buy gàddam bi di sécréter insuline boobu mooy wàccee suukar donc bu ñu waxee ni yow da nga am diabète de type 1 mooy diabète boo xam ne yow sa gàddam baaxatul mooy amatoo insuline ala kul yàlli dañ lay bindal insuline boo xam ne da nga koy jël ba faw insuline boobu nag moo lay dimbali saa yoo dugaree suukar ci sa yaram moo lay dimbali pour suukar bi mu normal ci sa yaram moo lay dimbali pour suukar bi nga dugal ko fu nga ko war a dugal pour mu àndil la énergie bu lay mënal dimbali pour nga yëngal say cër donc boo amee diabète de type 1 benn fajum kese moo fi am mooy ñu bindal la insuline bu ngay jël ci suba ci midi ci ngoon ba pare nga yokk ci fexe ba suukar bu ngay dugal ci sa yaram mu bañ a bëri mooy nga def ci régime. dinañ ñëw ci régime yi ci kanam professeur leeral nga ñu la mooy diabète de type 1 ñaareelu diabète bi nga tudd mooy diabète de type 2 est-ce que mën nga ñoo xam léegi diabète boobu. donc à côté si diabète de type 1 boo xam ne suñu gàddam bi dafay yàqu suñuy soldat bopp ñoo koy yàq à côté am na diabète de type 2 mooy diabète boo xam ne gàddam boobu yàquwul le mais lu muy joxe ci insuline dafa néew doole gàddam bi day sécréter insuline mais boo demee ba am diabète boobu nag lu muy sécréter ci insuline dafa néew doole bu néewee doole nga añ nga ndékki nga reer nga dugal suukar bu bari ci sa yaram lu ko war a dugal foo xam ne lu koy wàccee bariwul évidemment sa suukar bi dina jóg mais non seulement gàddam bi dafa néew doole ci joxe insuline mais ñoo xam ne dañu am diabète de type 2 dañu am yeneen feebar yu ciy rax yuy tax non seulement yow lu ngay sécréter ci insuline dafa néew doole mais insuline bi liggéey bu muy liggéey pour wàccee suukar bi fu mu ko nar a dugal dafay am problème lu tax mu am problème parce que foofu dafay bëri graisse donc graisse dafa nekk loo xam ne luy
néewal doole insuline bi ci liggéeyam comme nu ma la ko waxee gàddam bi bu sécrété insuline bi da koy jël day jël suukar bu nga nekk ci sa yaram mu dugal ko ci say muscle mu dugal ko ci foo xam ne foofu lay ngay produire énergie pour say cër yi mun a yëngu mais graisse bi bu bëree ci sa yaram graisse bi bu envahiré yenn cër yi comme les muscles insuline bi bu jëlee suukar bi pour dugal ko foofu suukar bi dafay am problème pour dugg foofu parce que graisse bi dafa ñëw jël place boo xam ne boobu la suukar bi war a jël donc koo xam ne dafa am diabète de type 2 dafa am ñaari problème bu njëkk ba mooy gàddam bi du sécréter insuline bu bëri bu doy pour wàccee suukar bi deuxième problème pour bu mu am mooy suukar bi fu mu war a dugg pour mu wàcc ci sa yaram foofu graisse bi dafa jël place boobu lan moo koy waral gàddam bi am problème pour joxe insuline bu bëri ba pare insuline bi am problème pour dugal suukar bi fu mu war a dugg le plus souvent nag obésité mooy yaram bu bëri yenn am yaram yi nag dafay am problème boo amee yenn poids yi surtout poids boo xam ne ci biir lay nekk day faral di am ci góoru Sénégal poids boo xam ne day nekk ci mbagg yi day faral di am ci suñu jigéen Sénégal yenn jël poids boobu graisse kese la graisse boobu nag mooy ñëw envahir gàddam bi graisse boobu nag mooy ñëw envahir muscle yi envahir foie bi de telle sorte que de gàddam bi day étouffer du sécréter insuline bu bëri mais bu sécréter as toute insuline boobu bu jëlee suukar bi day am problème pour dugal ko foo xam ne daf ko war a dugal pour suukar bi wàcc. professeur dinañ ñëwaat ci causes yi bu baax a baax waaye ñu tënk rek xeetu diabète yi ngir ñiy déglu gën a comprendre donc tudd nga diabète de type 1 bi nga xamante ne nañ gàddam bi moom moo yàqu ba sécréter tul insuline donc la fay solution moo ñu remplacer ko nee nga diabète de type 2 bi insuline bi mu ngi génn waaye efficacité am moo demeetut noonu moom itam mu posé problème waaye diabète boobu moom du insuline dépendant nekkul kooku dañ koy piqûre insuline waaye leneen la xëy na danañ ci ñëwaat nga tudd sànq beneen diabète boo xam ne nit ñi des nañ koo xam tuuti mooy li nga tuddee diabète gestationnel ñu koy gis ci jigéen ñi wérul jigéen ñi nga xamante ne dañoo nekk toll ci diggante dem léeg-léeg seet seen yaram gynécologue bi ne leen dañoo am diabètu jigéen ju wérul diabète boobu ci tënk rek xëy na du temu émission bi waaye ñu tënk ko xam lan mooy diabète gestationnel ak lan moo koy war. diabète gestationnel mooy diabète boo xam ne dafay feeñ ci grossesse ba pare réer après grossesse bi avant grossesse amoo problème ci biir grossesse bi nga am problème suukar bu ëpp mais boo demee ba wasin suukar bi normal boobu la ñuy wax diabète gestationnel diabète boobu nag comme suukar bi dafay ëpp lu koy waral mooy jigéen ki lu muy sécréter ci hormone mooy tax de telle sorte que bu amee yeneen ndono dina tax ba suukar bi mun na ëpp ci grossesse bi te bu ëppee mun na lor xale bi mais aussi mun na lor ku jigéen ki. est-ce que loolu mooy waral léeg-léeg jigéen ñi nga xamante ne dañuy am doom ji am yaram lool ba yéeme ba léeg-léeg bu amee doom rek dañuy naan yaay ji xanaa dafa amoon diabète. fu ñu koy di faral di seet mooy jigéen boo xam ne dafay am xale bu am yaram mooy bu taa jigéen boo xam ne dafay faral di am ay avortement mooy ëmb bu yàqu jigéen boo xam ne dafa xaw a màgg ci âge jigéen boo xam ne dafay am diabète ci biir famille wala mu am yenn obésité wala yenn feebar comme tension jigéen ñooñu bu ñu ëmbee dañuy faral di seet ci seen période ëmb est-ce que suukar bi xaw naa ëpp donc risque diabète ci biir ëmb mooy jigéen joo xam ne bu am yu ma cité yooyu doom buy taa ëmb buy yàqu mu am diabète ci famille mu am yenn âge mais surtout mu am yenn poids mooy obésité. Professeur xam naa du ñàkk danañu amat beneen jotaay gën a waxtaanee diabète de type 1 ak diabète gestationnel
waaye tey dañoo bëgg li des ci waxtu bi ñu waxtaan ci diabète de type 2 lu tax ndax moo gën a sonal wala boog ci li ñu seetlu dafa mel ni moo gën a sonal société bi daanaka léegi ku am 40 ans jëm kaw néew na nga ciy gis koo xamante ne amul diabète de type 2 wala boog bëri na li ñuy gis koo xam ne am na diabète de type 2 diabète de type 2 boobu sànq juñ nga leen ci ay cause am maanaam lan moo koy sabab lan mooy tax mu dal nit ki dama bëggoon nga gën a leeral foofu ndax ñaare dañuy wax ne bu ñu xamee li koy sabab rek wattandiku ko dina gën a yomb kon est-ce que mën nga ñoo gën a yaatalal ci lan mooy waral diabète de type 2 dafa nekk diabète boo xam ne ñaari cause la am principal ndono ak yàqute jamono mun nañ ko wax mooy sa environnement. diabète de type 2 bu ñu koy xayma boo laajtee diabétique bi boo xam ne am na boobu mun na la wax ni ci sama famille sama papa sama yaay sama maam walla samay frère am nañu diabète bi donc dafa nekk diabète boo xam ne dañ koy di ndono ci biir famille bi mooy première cause. deuxième cause diabète de type 2 mooy obésité mooy nga accumuler graisse ci sa yaram te obésité day ànd ak tension mooy tension bu jóg day ànd ak cholestérol bu bëri mooy dyslipidémie day ànd ak bañ a yëngatu te yooyu yëpp yu ma cité day ànd koo xam ne ci yaramam dafay bëri graisse boobu laa la wax ni graisse bi day dem attaquer ngaddam bi attaquer foie bi attaquer res bi attaquer suñuy muscle de telle sorte que bu étouffer ngaddam bi du sécréter insuline bu bëri mais as tuut ci insuline boo xam ne ngaddam bi da koy sécréter insuline boobu bu jëlee suukar bi pour dugal ko foo xam ne daf ko war a dugal pour sa suukar normal fu mu ko war a dugal graisse bi déjà occupé na place boobu moo tax diabète de type 2 ñaari cause principale ndono ak obésité moo tax dinañ ci dellu si faj bi ban mooy faj bu njëkk boo xam ne boobu la ñuy digle koo xam ne dafa am diabète de type 2 mais diabète de type 2 boobu nag ci xale yi dafa nekk diabète boo xam ne ngaddam bi dafay yàqu diabète de type 2 le plus souvent nit ñoo xam ne plus de 45 ans lay di faral di dal mais non seulement di nga am diabète mais boo ko xoolee bu baax di nga gis koo xam ne balaa muy am diabète dafa jëloon poids mais aussi ci biir poids boobu mooy obésité des fois mun na ànd ak hypertension artérielle mu am cholestérol ba pare lu muy yëngatu ci jamonoom dafay bëri sans oublier ma dellu si ñu bëri dañoo nekk diabète boo xam ne ci seen famille am na feebaru ndonoom bi mooy diabète boo xam ne héréditaire. professeur seen ndono gi daa njëkk ñëw est-ce que donc ça veut dire que nit ki bu fekkente ni sa waajur am na diabète rek forcément da ngay am diabète. c'est pas forcément da ngay am diabète am na ci ñoo xam ne seen waajur am nañu diabète dem nañu ba weesu musuñu am diabète mais nag mun nga gis benn famille boo xam ne seen papa moo am diabète yaay ji amul diabète ci biir famille bi moitié doom yi am diabète ñeneen ñi amu diabète wala kenn rek moo ci am diabète gis nañu ay famille yoo xam ne yaay yi moo ci am diabète doom yi yëpp am diabète donc ndono mi am na ndono boo xam ne dafay bëri doole dafay am puissance mun na attaquer famille bi yëpp am na ay ndono yoo xam ne amul doole mooy ndono yoo xam ne doom yi kenn du ci am diabète wala kenn rek moo ci am diabète ñun lu ñu mën a wax maladie rek mooy attention ndono diabète mi ngi sa famille moytul lekk bu bëri del yëngatu bu bëri moytul graisse parce que yooyu boo ko ci tegee yokk ci ndono mi risque pour am diabète dafay xaw a gën a gaaw ci yow. professeur sànq juñu nga it lu jëm ci wàllu obésité nga xamante ne fléau mondial la jamono ji
te lu bëri dañ koy mettre en rapport ak benn suñu alimentation, ñaar suñu sédentarité maanaam la ñuy lekk joxoon nañ ko baaraam waaye ñàkk yëngatu ndax bu njëkkoon nit ñi daanaka seen yëngatu dafa bëri woon moyen de transport yi bëriwutoon lu bëri nit ñi dañ daan dox liggéey yi fi amoon nit lu ci bëri liggéeyu doole la léegi boo xoolee daanaka déplacement bu nekk nit ñi dañuy war oto wala nga war benn moyen de transport naka noonu liggéey yu bëri aussi liggéey yu toog la loolu jur nit ñi seen yëngatu wàññeeku ndax obésité boobu ak alimentation bu bon boobu ak sédentarité bu bëri boobu ay facteur la yoo xamante ne yu dominant la ci li waral diabète bi wala rek constat la boo xamante ne def nañ ko mais amut benn jeexital. comme nu ma ko waxoon diabète de type 2 ñaari élément essentiel ndono mi ak obésité donc obésité lu essentiel la ci diabète de type 2 mais obésité comme nu nga ko waxee dafa nekk feebar jamono lépp looy lekk ci suukar lu ci ëpp sa yaram da koy dem denc sous forme de graisse lépp looy lekk ci graisse yaram bi da koy dem denc directement sous forme de graisse donc denc bu mu koy denc noonu sous forme de cholestérol de graisse chaque jour ngay lekk lu niin chaque jour ngay lekk lu saf suukar ba pare doo yëngatu progressivement nag da ngay accumuler graisse da ngay accumuler poids da ngay dem ba obèse mais nag lu tax ma wax feebaru jamono la Sénégal pour wane ni da ngaa tane ci koppoor wala sa jabar mu ngi lay toppatoor wala sa jëkkër mu ngi lay toppatoor wala fu mu toll nii amoo problème ci say sëy wala léegi da nga changer classe sociale soit yaram il faut nga am ko comme ni ñu koy waxee da ngay am ay rondeur wala ci góor da ngay pousse biir tuuti Sénégal sax boo jeexee dañuy yaakaar ne da nga feebar mais boo jëlee poids dañuy yaakaar ni da nga am wérgu yaram da ngay dund attention ji wérgu yaram mooy sa poids bu normal wérgu yaram mooy conserver sa poids yenn jël poids yi gaaw yi yooyu le plus souvent mun naa ànd ak obésité hypertension artérielle ak yenn feebar yu bëri parmi lesquels comme ni ñu ko waxee diabète a ngi ci biir. diabète léeg-léeg ñu wax de feebar bu graaw la ndax dafa am ay complications maanaam diabète bi bu fekkente ne tey nit ki faju ko wala toppatoowul yaramam nit ki nga xamante ne gis nañ ko ci moom mën na évoluer ba yegg ci ay complications yi lan la mën a doon. complication ci diabète lenn rek moo ko mën a andi muy suukar boo xam ne ëpp ci yaram ba pare fexewoo ba suukar boobu normal donc sa suukar bi bu ëppee ci sa yaram ba pare yàgg ci ëppaay boobu mun na dem ba di lay joxe ay complications yooyu nag fu muy faral di dal mooy say sidit mooy say artère il faut nga xam ni am na sidit ci bët am na sidit ci roño am na sidit ci suñuy cër am na sidit ci xol am na sidit ci cerveau bi mais aussi am na say tànk donc fépp foo xam ne am na sidit mun nga yaakaar ni complication diabète mun na ko laal moo tax ci fajum diabète ñun dañuy fexe ba suukar bi normal parce que yooyu la ñuy ragal lan mooy complication yi ñuy ragal mooy nga jékki-jékki sa bët yi di lëndëm ba doo gisati boobu la ñuy wax ci tubaab rétinopathie diabétique wala nga am cataracte benn complication bi mun na laal roño yi boobu nag la ñuy wax la néphropathie diabétique mooy nga jékki-jékki lu ngay ñàkk ci protéine ci sa roño yi dafay bëri loolu mun na joxe ay complications yoo xam ne mun na la yóbbu ci insuffisance rénale chronique complications yi mun na laal tànk yi di ruux di nagam nga jékki-jékki am góom bi dem ba compliqué ba ñu dagg tànk bi bokk na ci complications yi
mais aussi complication bi mun na laal xol bi nga am problème cardiaque surtout infarctus du myocarde, mais aussi mun na laal sa cerveau mu lay joxe AVC. mais complication du diabète mun na tax ba sa suukar bu mu jóg yenn jóg yi bu jógee yenn jóg yi ba mu ëpp mun nga am coma mooy nga xam. mais aussi diabète suukar bi bu jógee ci sa yaram da ngay faral di am ay infection mooy ay taab góom boo xam ne nga am di koy faj mu bañ a wër. mais aussi boo amee diabète ñëpp ko gis ni da ngay jeex takk da ngay xiiboon des fois mun nga dem ba fu ngay liggéey sax da ngay am problème pour nga mun a def sa liggéey normalement. donc complication diabète dafa bëri mun na laal bët mun na laal roño mun na laal xol mun na laal sa yuur yi mais aussi mun na laal sa tànk yi di lay joxe ay góom ci tànk yi boo xam ne mun nañ la yóbbu ba dagg sa tànk. kon ñoo ko gisandoo diabète complication bi lu yaatu la daanaka cër ci catu bopp ba ci catu tànk complication yi mën na fa yegg. mën na fa egg mais c'est pas parce que da nga am diabète loolu mooy forcément da ngay am complication déedéet ñun suñu taxawaay fii ci hôpital ci gunge diabétique yi mooy fexe ba diabétique bu nekk bañ a am complication. te pour nga bañ a am complication lenn rek lañ la laaj mooy boo sentiree suñu diabète nga teel a ñëw boo amee diabète nga gaaw a ñëw bu ñu la defee sa traitement nga respecté ko te yooyu boo ko defee sa suukar dina gaaw a wàcc bu gaawee wàcc dina tax ba yow mën nga dem ba weesu doo am complication yooyu. donc tant que yaa ngi respecté sa diabète di respecté sa rendez-vous ba pare nga sa diabète bi nga teel ko faj war nañu mën a yaakaar ni ci complication yu ma lim yëpp mën nañ la bañ a dal te loolu mooy suñu objectif bu ñuy faj nit koo xam ne dafa am diabète. professeur dañ ñëw ci traitement yi waaye su ma déggee ni nga fi nga mujjee daaneel kon li ma tax xam mooy ki am diabète mën na contrôler diabète bi ba diabète bi du évoluer ci complication kon diabète bi mën na ko teree dund gu neex. ndax ñu bëri si ñun problème bi fi muy nekk mooy boo ne nit ki garab yoo xam ne da nga ko war a jël ne nit ki changer sa mode de vie et cetera li muy jàpp mooy dund gi dañ koy mujj xatal ci kawam léeg-léeg sax dañuy nettali ñoo xamante ne bu médecin bi waxee ba pare da nga war a bàyyi nangam da nga war a bàyyi nangam da nga war a bàyyi nangam bu ñu paree lañ cey teg mooy docteur yow lay bàyyi ndax yi nga ma tere yëpp boo ma ko teree la ngay mujj jur mooy dund ko xat ndax mën nañoo jàllale information bu leer que nit ki mën na am diabète di dund bu normal bu fekkente ni dafa respecté li ko. mais nit ki mun na am diabète di dund bu normal muy dund bu sel mais lan mooy dund bu sel. dund bu sel àndul ak lekk bu ëpp dund bu sel àndul ak lekk cholestérol bu bari dund bu sel àndul ak lekk suukar bu bari dund bu sel àndul ak lekk ba pare doo yëngatu dund bu sel àndul ak lekk xorom su bari donc dund bu sel boobu la ñuy wax diabétique yi topp leen ko wàññi leen cholestérol wàññi leen suukar wàññi leen xorom si yëngatu leen mais lan moo nekk ci Sénégal fii loo xam ne chaque jour ñu ngi koy wax tant que lekkoo lu saf suukar da nga yaakaar ni lekkoo lu baax tant que lekkoo lu liin wala ceebu jën bi amul niin ci suuf da nga yaakaar ni ceebu jën bi saful tant que saful xorom amul jumbo da ngay yaakaar ni lekk bi neexul mais boo xoolee lekk yooyu yëpp lu ñuy nit ñi di yaakaar ni loolu mooy lekk bu neex mais lekk boo xam ne buy lorange donc dund bu sel mooy lekk boo xam ne bariwul suukar bariwul cholestérol bariwul xorom ba pare ngay naan ndox bu bari rax ci dolli nag boo ci paree ba ngoon nga yëngatu tuuti mooy nga def activité physique donc loolu mooy dund bu sel te dund bu sel boobu la ñuy digle ko am diabète mais surtout léegi la ñuy digle ñoo xam ne amaguñu diabète pour ñu bañ a dugg ci diabète bi parce que xam nañu ni ci population bi lu bari dund bu ñuy dund ci surtout lu ñuy lekk ak lu ñuy jëflante muy le plus souvent du dund boo xam ne buy ànd ak wér-gu-yaram. professeur junj nga sànq it ne bokk na ci lii tax nit ki mën a éviter
yegg ci ay complications bu fekkante ne dafa am feebaru suukar mooy mu respecter traitement am kon dafa mel ni feebaru jabet su ma la déggee am na ay garab waaye ndax day wér. jabet mun nañu wax du wér parce que ci biir wax nañu ñetti jabet. jabet gestationnel mooy jabet boo xam ne da nga koy am ci ëmb bi ba pare mu réeraat boo wasinee boobu war nañu mën a yaakaar ni wér na boo wasinee ba pare mais mun na la dabaat ci beneen ëmb. ñu bëri sax mun nañ ci amee jabet après parce que ndonoom yi mi ngi nii mais boo demee ba am jabet boo xam ne wax nañ la jabet de type 1 xam ne ni gàddam bi yàqu na ba pare kenn mënatu ko defarati. boo amee jabet boo xam ne jabet de type 2 sa gàddam bi sonn na ba pare mais rak ci dolli graisse bi dem na laal cër yoo xam ne foofu la ñu war a dugal suukar bi donc boo amee jabet yaakaar ma ni wër nga ci mais tane mun nga ci tane boo jëlee garab yoo xam ne docteur yi yooyu lañ lay jox. kon xanaa garab yooyu ñoom seen liggéey bu boobaa mooy wàccee suukar bi rek wala da koy régulariser de telle sorte que du ëpp. ci biir garab yooyu nag am na ci dund bu sell boobu mooy régime ak yëngatu boobu mooy traitement bu njëkk boobu la ñuy digleel koo xam ne dafa am jabet dund bu sell boobu mooy da ngay régime mooy lekk-lekk bu sell da ngay yëngatu rak ci dolli nag am na ci ay garab koo xam ne dafa am diabète de type 1 boo xam ne gàddaam moom dafa yàqu te amatul insuline kooku nag garabam mooy insuline mooy piqûre bi koo xam ne dafa am diabète de type 2 boo xam ne gàddaam bi mu ngi sécréter insuline mais lu muy sécréter dafa bëri te rak ci dolli dafa bëri graisse kooku xam nga ni fajom bu njëkk bi mooy naka la ñuy fexee ba graisse bi génn ci yaram bi mais naka la ñuy fexee ba graisse génn ci yaram mooy nga wàññi lu ngay lekk ci graisse nga wàññi lu ngay lekk ci suukar mais nga gën a yëngatu dañuy yaakaar ni sa graisse bu wàññeeku sa yaram graisse bi bu nekk ci gàddam bi dina wàññeeku bu nekk ci rees bi dina wàññeeku bu nekk ci muscle bi dina wàññeeku as tuut lu ngay sécréter ci insuline war na mun a efficace mais loolu nag bu efficaceul cela veut dire bu fexewul ba sa suukar normal am na ay comprimés yoo xam ne bu ñu la ko joxee dina dimbali gàddam bi ci wàccee suukar bi. Professeur, xam nga sunu réew bu ñu waxee faj rek xel yi day dem kër docteur waaye it xel yi day dem pajum cosaan ñu gis it ñu bari ci média yi ci pajum cosaan ginnaaw ba mu leeree ne pajum docteur moom du ko faj waaye da koy stabiliser pajum cosaan moom dégg nañ ñu bari ñu wax ne mën nañ koo faj ba nit ki sax du jëlati benn garab ndax loolu yéen ñi nga xamante ne ay professionnel ngeen nekk ci santé di gis maladie ñuy dem di dikk ñenn ci ñoom xëy na di dem ci pajum cosaan boobu ndax gis nañ résultat yu war a mën a tax ñu ne ñooñu kat ñu ngi faj feebar suukar ba nit ki feebar bi dana jugee ci moom ba du laajati muy jël ci garab. kenn waxul ni fajum cosaan baaxul parce que garab yu ñu leen di wax nii dafa nekk garab yoo xam ne bu ñu ko jëlewul ci garab ñu ngi koy jëlee ci reen te yow xam nga ni fajum cosaan Sénégal ci garab ak reen lañ koy jëlee mais dafa nekk faj boo xam ne dañ ko war a saytu dañ ko war a régulariser dañu war a xam boo ñëwee est-ce que da ngay jël comprimé wala da ngay jël kaas bu ndaw wala da ngay jël kaas bu mag yéen mii xam fajum cosaan boo demee lan lañ lay wax nga jël naanal rek lañ lay wax te yow xam nga ni fajum tubaab dañ lay wax naanal benn comprimé ñaari comprimé bul dépasser ñetti comprimé gaa faj boo munta gis ci jabet ci reen lañ koy jëlee ci xob wala ci garab mu nekk fajum tubaab mu nekk suñu fajum cosaan faj yooyu yëpp mun na wàccee suukar mais bu gën a baax bi mooy faj boo xam ne dose bu ndaw bi xam nañ ko mais dose bu lay lor xam nañ ko aussi moo tax suñu fajum cosaan bi baax na mais nañu fexe ba faj boobu nag ñu gën ko maîtriser
ñu xam dose boo xam ne bu gën a ndaw bi mais ñu xam dose boo xam ne boo ko dépassé mun na la andi loraange yooyu nag ñoo ngi koy gis. Insuffisance rénale dafa bëri Sénégal bëri boo xam ne parce que fajum cosaan bi kenn xamul dose buy lor problème du foie mooy rognon yi mais aussi rees bi ñëpp a gis ni mi ngi gën a bëri Sénégal donc gaa fajum cosaan day wàccee suukar mais nañu fexe ba ñu gën a am xam-xam ci fajum boobu mais ñu gën a xam dose boo xam ne boo ko dépassé day andi ay loraange loolu aussi baax na ci. docteur ma relancer rek ci question boobu concrètement mi pajum docteur pajum médecine moderne leeral nga ñu sànq ne du faj jabet bi ba jóge fi parce que ñun li ñu jàpp ne mooy wér mooy feebar bi jóge fi ba nit ki du jëlati garab gi ndax pajum cosaan yegg na ci mën a faj jabet ba nit ki wér ba du soxlaati jël garab. jabet dafa nekk feebar boo xam ne. bu ñu demee ba xam ni da nga am diabète de type 1 diabète de type 2 da nga koy am ba faw quel que soit traitement bi wante boo fajee sa suukar mu nekk fajum cosaan mu nekk fajum tubaab sa suukar bi dafay wàcc c'est pas parce que sa suukar bi dafa wàcc muy da ngaa wér déedéet sa suukar bi lu ko wàccee mooy garab bi boo arrêté garab bi suukar bi dina jógaat. ñuy wax noonu ñun dañuy faj jabet mais bu ñu feebaree mais hôpital la ñuy ñëw parce que xam nañ ni foofu dose bu ndaw bi xam nañ ko mais dose buy lore xam nañ ko te garab bi gën nañ ko maîtriser donc lu may def comme plaidoyer mooy nañu gën a maîtriser suñuy fajum cosaan yi parce que lu baax a ngi ci biir bu ñu ko gënee maîtriser mais pour loolu nag foo nag mbirum science gën ci dugg. pour ñu gën a maîtriser fajum cosaan boobu. am na solo professeur xëy na li ñu may ci temps jeex na waaye mënuñoo tëj émission bi loolu ne danañ tënk ñaari biir bi ci jiitu mooy bëggoon nañ nga tënkal ñu tudd nga ko lu bari ci émission bi mais mu nekk benn message bu fort ñu xam lan mooy méthode de prévention yi parce que wolof yi dañuy wax naan fagaru moo gën faju ki nga xamante ne amagul diabète xëy na ndaw la xëy na yeggagul ci âge boo xamante ne sax. âge bu crucial la pour mën a développer diabète kooku war nañ ko mën a wax ne kat boo defee nangam ak nangam ak nangam bu la ci ndimbali yàlla fekkee xëy na mun nga mucc ci feebar. ci mbirum méthode de prévention ci diabète de type 1 mun nañu wax ni fu mu toll nii amagul méthode de prévention. mooy diabète buy insuline dépendant buy laal xale yi amaguñu méthode de prévention gis nañ ni diabète boo xam ne lu koy déclencher des fois ñun ñii sax. duñ ko maîtriser mais diabète boo xam ne type 2 wax naa la lu koy andi mooy ndono ak lan obésité xam nga ni ndono bi moom mënoo ko prévenir aussi parce que loolu ci filiation familiale bi la nekk donc ci prévention bi benn axe rek la ñu mën a dugg ci prévention bi mooy naka la ñuy fexee ba obésité jóge fi pour obésité jóge fi mooy nañu xoolaat ñun suñu nekkin mooy suñu aada bi mooy lan nañu moytu obésité nañu fexe ba bañ a jël yaram nañu fexe ba maintenir poids bu normal mais loolu naka lañ koy defee prévention mooy lan lekk bu sel naan bu doy wax ma la naanu suukar mais naanu ndox bu doy ba pare di yëngatu ci prévention boobu wàññi leen lu ngay leen lekk ci suukar wàññi leen lu ngeen di lekk ci lu niin wàññi leen lu ngeen di lekk ci lu saf xorom mais aussi da leen di yëngatu mais yëngatu boobu mun na nekk dox mun na nekk fëy mun na nekk daw mun na nekk vélo mun na nekk jardinage mais nit loo munta def da ngay yëngatu boobu nag suñu pap yi léegi dañ koy def bu ñu jullee fajar ba pare yor seen kurus mën nañ jël kurus bi ñu wër koñ bi ñaari yoon ñetti yoon soog a ñëw toog ndikki loolu mu ngi gën a bari ci Sénégal suñuy yaay ji aussi dañ koy di def léegi boo demee ci corniche bi mais fépp foo mënta dem ci ngoon da ngay gis nit ñoo xam ne dañuy di dox mais surtout gone yi dañuy def sport te sport bu nekk sport boobu baax na ci mbirum yëngatu donc prévention diabète mooy dund bu sell
lekk bu sell yëngatu ba pare naan ndox bu bëri. professeur fi ñuy tëjee Islam TV dafa nekk chaîne boo xam ne chaîne de valeur islamique la donc bu ñu waxtaanee wér-gu-yaram te ñu xam ne jaamu yàlla ak wér-gu-yaram léeg-léeg dafa am fu ñuy dajee nit ki bu fekkante ne wérut ay jaamu yàlla mun naa gàllankooru te lu mel ni diabète nekk feebar boo xamante ne dafa am rapport ak nit ki lekkam wala ñàkk lekkam te mu am jaamu yàlla boo xamante ne dafa tere lekk te mooy woor moo xam wooru farata la mooy weeru koor di Ramadan wala mu nekk wooru gàtt nga yi nga xamante ne nit ki moo koy cooberewu di ko woor est-ce que diabétique bi mën na woor weeru kooram normalement sans mu poser ko benn problème wala muy woor wooru gàtt nga am wooru sunnaam te fekk du ko indil benn jafe-jafe. lu ma ciy njëkk a yokk mooy jaamu yàlla àndul ak lorange. donc boo amee feebar boo xam ne kër docteur yi dañ lay wax ni boo wooree lorange ci biir da nga war a déglu docteur bi moo tax mu wax ni jaamu yàlla des fois du ànd ak lorange. donc ci loolu nit ki mën nga am diabète ba pare nga woor sans problème mais loolu dafay ànd ak condition. diabétique boo xam ne dafay pikiru insuline kooku le plus souvent dañ koy wax ni bul woor parce que insuline dafa nekk garab boo xam ne lu muy wàcce su suukar dafay bëri loolu ba pare dafay gaaw loolu te fan lay gën a wàccee suukar koo xam ne dugalul dara ci yaramam mooy lekkul dara. donc diabétique boo xam ne dafay pikiru insuline mu nekk diabète de type 1 wala diabète de type 2 kooku le plus souvent dañ koy wax ni bul woor parce que dañuy bañ boo wooree nga am hypoglycémie mooy suukar bu wàcc trop mu fekk la ci loo xam ne jaaduwul nga daanu kenn du la gis wala mu andi la ay lorange. donc ku am diabète ba pare ngay jël insuline waroo woor. ku am diabète ba pare balaa koor gi di jot sa suukar équilibré wul mun nañ la wax ni bul woor parce que mun na la àndil ay problème mooy suukar buy jóg bu baax mais aussi buy wàcc baax ci biir koor gi donc kooku waroo woor. moo tax balaa koor gi di ñëw 2 mois wala 3 mois balaa koor gi di ñëw képp koo xam ne da nga am diabète bu pare nga bëgg a woor da nga war a dem seeti kër docteur pour mu fexe yow ak malade bi ngeen wàccee suukar bi boobaa koor gi bu ñëwee mun ngaa woor. diabétique boo xam ne da nga am diabète de type 2 ba pare di jël ay comprimé am na yenn xeetu comprimé yoo xam ne boo koy di naan mun na la àndil lorange booy woor moo tax nag balaa ngay woor ci biir woor bi demal gis sa docteur pour moo xool ci comprimé yooyu mooy garab yi est-ce que daf ko war a bàyyi wala daf ko war a wàññi wala daf ko war a adapté pour surtout booy woor lorange bañ ci am. et enfin diabétique boo xam ne dafa am ay complications ci biir diabète bi kooku aussi mun nañ ko wax ni bul woor parce que lorange ci biir. diabète ak ramadan mun na nekk mais mun na nekk ci benn condition mooy lorange bañ ci am ci yan maanaam lay lorange war ci mun a am mooy booy pikiru insuline mooy sa suukar équilibré wul balaa koor gi di commencer mooy da ngaa am complication ci diabète da ngaa am risque hypoglycémie mais surtout da nga am ay comprimés yoo xam ne yaa ngi koy naan te boo ko naanee ba pare nga woor lorange ci biir. donc képp ku am diabète ba pare nga bëgg a woor ci koor gi ñetti weer balaa koor gi di ñëw demal gis sa docteur nga waxtaan ak moom ba pare ngeen fexe ba koor gi balaa muy jot sa suukar normal mu permettre la nga woor. message bi leer na kon képp koo xam ne am na diabète rek la jaadu mooy bu weeru koor di waaj a ñëw nga dem waxtaan ak sa docteur. 3 mois avant weeru koor ngeen préparer seen koor. effectivement professeur Demba Diédhiou yegg nañ suñu jeexitalu émission ñu amoon mbégte seet si la waxtaan wi am na solo neex na lan ngay tàggatoo. donc merci pour émission bi am na solo parce que ñun lii rek la ñuy soxla mooy naka la ñuy tasaaree loo xam ne jot nañ ko jàng ci téere
téere aussi l'islam mais aussi téere tubaab donc tey permettre ngeen ma wax ci mbirum jabet te yaakaar naa ni ci waxtaan boo xam ne am na fi solo loolu dina am njëriñ askan gi parce que loolu moo ñu fi tax a dog asalaamaaleykum wa rahmatullah wa taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakaatu. mbokk yi topp Islam TV seen émission sunu santé fii lay yem tey ñu leen di dig daje beneen jotaay incha allah di gërëm ñi nga xamante ne ñooy suñuy technicien équipe bu Bokar Dia di leen jox rendez-vous beneen numéro sunu santé asalaamaaleykum. jàmmaneex ñun moom lañu ñaan moom dafa neex sidaaneex ñun moom lañu ñaan jàmm rekk ka jara ut